ci seen programme ci seen programme et loolu nag dafay ñuy jox motivation bu am solo ni Ndar déglu nañu te am nañu yaakaar bu baax ni le 23 janvier incha allah danañu am ndam ci ñi fi nekk te ñu yàq dëkk bi. waaw ci loolu dégg naa la nga ne dafa mel ni coalition Benno Bokk Yaakaar dañuy saboter sa campagne lu tax nga wax loolu. waaw parce que dañu ragal d'abord dañu tàmbali di wax dañuy def tibb tànk mooy fu ma jaar ci ëllëg sa mbaa ci gannaaw ëllëg sa ñu jaar fa mais nag ku ñuy tibb tànkam nag ça veut dire moom moo jiitu moom moo la raw loolu nag bu mu yàggee xam naa ni loolu doyatu leen ndax sotti nañu xaalis bu dul jeex te wax nañu ñun doomu Ndar yi ku leen jox xaalis lekk leen ku leen jox welo jël leen ku leen jox frigidaire jël leen ku leen jox financement jël leen ndax bu seen alal bu ñu sàcc la ndax amuñu woon palto amuñu woon place léegi nag defe naa jéem ñu xoqatal moo desoon ndax fële ci Diamaguène bu ñu fa demee dañu topp suñu grand cortège di sësal seen sono pour jéem ñu tere nit ñi dégg suñuy kàddu ba mujj police moo ñëw dàq leen bu ñu ñëwee fii ci Ngalel pour tamit tere ñu toujours continuer suñu campagne dañuy ñëw rangale oto ba mu fees baare tali bi pour suñu cortège bañ a jàll ba police ak gendarmerie ñëw mujj ñëw pour ubbil ñu yoon bi pour ñu mun a jàll keroog bërki démb bu ñu demee Balakos dañu jiital ay xale yu bare ay mag nekk ci gannaaw pour tamit tere ñu rek ñu jàll tàmbali ay sànni ay xeer mais loolu yëpp ñun dañu ko jëlee ni ñi jeexal nañu dañuy weqatu jamono ji loolu rek moo leen dese te ñun nag kenn du ñu xoqatal nag ndax li ñu jàpp li ñu ŋànk te muy bëgg-bëggu askanu Ndar danañu ko def ba mu mot sëkk moo di danañu liggéey fii ba le 21 janvier mooy dernier jour de campagne ba bésu élection yi pour ñu dàq leen Ndar parce que Ndar doyal na ci ñoom parce que koo xam ni Ndar li mu gën a bëgg mooy diine mooy alxuraan ku nekk xam na ko maire bi fi nekk toj ay daar toj ay jàkk surtout nag ay nit économiser seen as tuuti alal ba am ay kër fële diggante Ngalel ak Bango nga ñëw toj ko mais waxuma sax nga toj ko yem ci mais en plus nga séddale ko sa ay ñooñ ñëpp teg ci seen gët loolu moo di yow buggoo askan bi yow doo maire bu yërëm nit ñi yow doo maire bu bàyyi xel ci nit ñi doo maire tamit boo xam ni Ndar moo la soxal. kon yow booy tirer bilan bi nga xam ne moom la Mansour Faye def ci Ndar du doon bilan bu baax. amul bilan damay wax li juriste yi di wax bilan inexistant léegi nag mu ngi wax ni xam nga état bi dafa am programme foo dem ci dëkk yi da ngay fekk programme boobu lampadaire solaire yi nee na ci bilan la bokk soo demee Tivaouane am na lampadaire solaire soo demee Thiès am na lampadaire solaire assainissement bi nee na ci bilan la bokk fàtte na ni président Macky Sall moo ñëwoon fii ci Ndar place Faidherbe ni lancer le programme d'assainissement des 10 villes te Ndar ci la bokk soo gisee ay pavage yi nee na ci programme am la bokk te loolu xam nga ni Promoville la ak yeneen yoo xam ni état bi moo ko lijjanti ñu def ko ci Ndar te mu koy ndamoo man dama ko wax ndama jox rek benn projet boo xam ni moom ak équipe am ñoom ñoo ko xalaat ñoom ñoo ko fent ñoom ñoo wut financement ba réaliser ko ci Ndar ci juróomi at yi ak ay weer yi nga xam ni moom moo jiite meeru Ndar mais depuis le mois de juin ba léegi mënagul tontu ci loolu. dégg naa la tamit nga ne képp koo xam ne daan nga liggéey nekk fonctionnaire munoo am yenn alal yi xanaa boobu da ngaa gis mu yor alal ju baree bare di ko def ci campagne bi mu jaaxal la. waaw parce que man dama gis ni avant 2012 amul woon liggéey bu wane ni mun na am alal après 2012 la am liggéey ci gouvernement bi boobu lañu ko xamal te léegi mu ngi am kër yu dul jeex du xaaj
mu ngi am ay entreprise yu dul jeex du xaaj mu ngi lépp lu ñuy jaay ci suuf u ci terrain ci Ndar ak li wër Ndar jënd na ko mbaa jëndal ko doomam famille am lii nag amu ko ci lu mu ñàkkoon avant 2012 comme ci nguur gi la ko amee te man nekk naa ministre juróom benni at ak juróomi weer xam nga ku nekk ministre nag juróom benni at juróomi weer fekkoon ni alal gouvernement moo koy joxe war nga ko mun a am aw ma ko parce que salaire bi ñu may jox salaire de 3,500,000 net par mois su ma ci dindee li may loué kër su ma ci dindee li may jox sama njaboot su ma ci dindee li may jàppale samay waajur ak samay mbokk su ma ci dindee aussi li may def politique dara desutu ci moo tax bu may dugg ci gouvernement bi def déclaration de patrimoine bu may génn gouvernement bi defaat déclaration de patrimoine bu mujj bi moo gën a néew lu ma am que bu jiitu bi ko jiitu wax naa sax ni Dakar aw ma fa kër te njiitu réew mi laaj na ma mu ne ma mais yow lu tax amoo Dakar kër man que li nga may fay mënuma ci jënd kër à Dakar sama kër mooy fi ma nekk nii ñuy waxtaan fii ci Ngalel cité Ngalel kër boo xam ni ñu ngi ko tabax en 96 par la coopérative d'habitat et de construction de l'université de Saint-Louis te ba léegi man may président coopérative boobu ci laa am kër moo tax su ma gisee ñu nekk ci nguur gi ñuy am génne alal bu dul jeex du xaaj ñu ne ay këru 600 millions la ñu jënd mbaa ay terrain yu day noonu pour seen njaboot di doxalee mbiru alal noo xam ma ni ñii alal bi moomuñu ko suñu alalu réew la ñu sàcc te loolu dañu ko war a mu dog parce que su arrêté wul mënuñu développement parce que alal boobu la ñu war a def école ñu am dispensaire ñu am hôpital ñu am université ñu am ay yoon ñu am assainissement ak yeneen loolu mooy accélérer développement mais su fekkee ne dañu la dénk nguur yow nga jëkk sa bopp rek nga jiitaloo askan bi ba réew mi du développe te loolu li ko indi xam nga mooy lan mooy politiciens yi nga xam ne amuñu palto amuñu place ñu leen di dénk ay position yu mel noonu parce que ku mel noonu soo ko dénkee la première chose bi muy def mooy sécuriser avenir am fan la koy jëlee mooy mu sàcc alalu réew mi ñun comme am nañu fonction am nañu métier bu ñu jógee ministère lan la ñu def dañu dellu université jàngale ji ñi ko am métier yépp suñu paree dañuy dellu li ñu doon def ñu defe mais ki nga xam ne amul métier dafa xalaat ni su génnee ci li ñu ko dénk ci nguur gi da koy jëlee day torox moo tax muy wuti alal balay boobu. dëgg la alors yaa ngi wax ne am nga programme pour Ndar xam naa am nga lu métti ci Ndar nu mu mel jamono yi moo tax nga soobu ci biir li nga xam ne moo di élection locale yi say juróomi ponk laa bëgg rek nga limal ma ci say programme yoo xam ne doon na say priorité bu yàlla defee ñu tabb la ci bopp mairie bu Ndar. waaw defe naa ni bi jëkk mooy programme économique ndax rôle maire du attribution maire mais rôle maire la parce que problème mu xëy dafa law fépp ci Sénégal rawatina nag Ndar gis ngeen ni bare nañu xale Ndar yu gaañu ci géej bi te loolu li ko indi xëy moo ñàkk moo tax sama programme économique dafa am solo trop ma jiital ci nag benn mooy port de Saint-Louis xam ngeen ni Ndiago Mauritanie mu ngi fay defar port defar fa aussi une ville de 20,000 habitants port boobu bés bu paree lépp luy pêche nga xam ne napp Ndar li ci ëpp ci géeju Mauritanie lañ koy defee su moytul naar yi danañu ni nañu yëbbi yépp fële ci Mauritanie suñ ko defee dana rey napp gi à Saint-Louis dana rey aussi suñu jigéen yi di jaay nekk jàmmalaay di defar jën yi di ci liggéey di ci daan seen doole loolu nag pour mu bañ a am moo tax ñu ni nañu defar port de Saint-Louis mu nekk port de pêche port de marchandise port aussi ñiy liggéey ci gaz bi mun fa jóge di dem ci gaz bi mu nekk aussi port boo xam ni suñu marine nationale
dana fa mun di taxaw ngir suñu nappkat yi suñu amee problème ci géej bi ñu mun leen gaaw a wóolu ñu am tamit port bi ba léegi day ëmb marché central de poisson marché central de légumes zone industrielle boo xam ni transformation produits alimentaires et halieutiques moom lay ëmb surtout des usines de surgélation jën ak tamit légumes boolek tamit mu am zone de parcelle assainie parce que Ndar problème mu dëkkuwaay la kookoy benn projet dama koy sempi rek ci projet économique yi beneen projet mooy loo xam ni dana yokk xale yi xam-xam yokk leen leer yokk boole leen ak àdduna si te def rayonner Saint-Louis mooy Rogna Sud soo ñëwee place Faidherbe Rogna Sud tey ay takk der yi ñoo fa nekk takk der yi danañu toxu suñu toxoo foofu dañu bëgg a def médiathèque indi 200 ordinateur ñu connecté leen ak internet ñu defar fa benn centre de développement de technologie numérique ñu fay tàggat xale yi ci intelligence artificielle ci robotique ak tamit ci ay impression 3D mu am cinéma mu am salle de la culture ak bibliothèque bu ndaw kookoy ñaareelu projet ñetteelu projet bi mairie bi dana taxawal parce que projet économique yi ma def yëpp xale yi dañu leen war a tàggat pour ñu am métier ñu mun ko jëriñoo pour que yeneen xale bañ a jóge feneen jëriñoo ko ñu bàyyi xale Ndar yi ak diwaanu Ndar yi moo tax dana taxawal benn école bu tudd le centre communal de formation accélérée en compétences et entrepreneuriat COFAS formation certifiante lay doon formation ñetti weer juróom benni weer juróom ñeenti weer ba at moo ciy ëpp jàngale métier comme métier aquaculture xam nga Ndar dex rek moo fa nekk ñun danañu développer bu baax aquaculture bi ndax sax bu ma nekkee recteur université de Saint-Louis man maa fa dugal UFR des sciences agronomiques aquaculture et technologie agroalimentaire donc économie aquaculture moom danañu ko dugal ci Ndar ak ci diwaanu Ndar yëpp école boobu dana ko jàngale kooku ma jëlee mu nekk ñetteelu projet ci yi nga xam ne am na ñeenteelu projet bi mooy booru dex muy booru dex Guet Ndar bi booru dex île bi booru dex tamit Soor ndax soo dee dëkku dex booru dex gi war nañu ko defar benn mu set mu leer su dee guddi tey soo ñëwee Ndar guddi dex gi sax doo ko gis ndax lëndamaay dafay lëndëm kunuus danañu def lumière yi bi ñu leer ñuy refléter ci dex gi setal booru dex gi indi ci gazon indi ci ay jet d'eau yu mat sëkk parce que mënoo nekk dëkku dex Ndar amul tey benn jet d'eau buy fonctionner booru dexu Guet Ndar yi ñu defar architecture mbaar yi ànd ceeg mool yi ba ñu méng d'accord ak mbaar yi mairie bi jàppale leen ñu defar mbaar yu mucc ayib diggante mbaar yi xam tey mool bi su wàccee gaalam matériel bi yëpp da koy jël denc ko ci biir këram xam nga loolu surtout yenn saa yi essence bi ànd ceeg yu mel noonu mën na jur musiba ci tàkk dex mën nañ ci def ay magasin yu am xar kanam yoo xam ni dañu fay denc seen matériel beneen bi espace yi des ñu jagleel ko jigéen ñi ñu mun fa def restaurant ak commerce alors su ma nee restaurant dama bëgg am Ndar am label xam nga soo demee Burkina dañu wax ni Burkina ñoom c'est le pays de la pintade et du poulet braisé. Absolument. Côte d'Ivoire soo fa demee ñu ne la le macheron braisé. Mais Ndar nga xam ni foofu la ñu gën a napp jën mais amul fenn foo mun a jëndee poisson braisé poisson bu ñu wàjj. su dee Dakar Soumbédioune mun nga ko am. Pointe des Almadies mun nga ko am. donc suñu mayee jigéen ñi ñu ci takk dex gi aussi ñu lal te loolu dana gën a xëcc touriste yi boole ci nag ji fa ay garab ay coco particulièrement ak yeneen garab def ci ay fleur def ci ay toogu mu nekk jëmukaay loolu aussi am na solo ci sama projet beneen bi ñeenteelu projet bi mooy Ndar kër yu bare amuñu kayit donc dinañu restructurer quartier yi ci diisoo ngir ku nekk nga am kayit
parce que restructuration bi benn dana permettre ñu génnee mbedd yi ñu mun a def assainissement bi ñu mun a aussi def éclairage bi te aussi ñu mun a lutter contre les inondations ci hivernage bi dana joxe dernier élément mooy nit ki am kayitu këram nga xam ne ëllëg kenn du ñëw di toj këram comme ni maire bi di def actuellement dernier ci 5 points yi boobu lay mujjee parce que c'est dafa merloo sénégalais yëpp ndar yëpp doomu ndar yëpp dañu mer mooy nii maire bi defee suñu place Faidherbe yàqal ñu ko dindi garab yi dindi gazon yi dindi bassin bi dindi jet d'eau bi indi bétonné ko bi ci buntu pont Moustapha Malick Gueye tey camion pour mu jaar foofu sax difficulté bu kenn xamul la loolu danañu ko dindi indiyaat une vraie place Faidherbe ñu wutal ko tour aussi parce que Baye Ndar la wax mais Baye Ndar du foofu dafa wane rek xamul Ndar Baye Ndar fële la ci teen jigéen fii janoo ak marché bu mag donc ñu defaraat ko bi mu baax indi garab yu mag indi gazon indi bassin indi ay jet d'eau indi ay banc toogukaay génne perspective bi nga xam ni moo am diggante géej bi chaumière monument aux morts pont Moustapha Malick Gueye place Faidherbe ak le palais du gouverneur ndax loolu day génnee xar kanamu Ndar bokk ci li nga xam ni dana indi attraction touristique damay yem ci juróom yooyu sama programme dafa yaatu macha allah. macha allah au moins sa programme leer na sa bopp ne lii nga bëgg a def ci Ndar mais Ndar ci élection yi mujj amoon na coow lu amoon ci diggante ay vote ay ñaata bulletin lañ dugal ak ba sax ñu indi woon fa dragon ba lu musul gis pour mën a samp Mansour Faye est-ce que ren sóor ngeen jël seeni matuwaay yépp ba njuuj njaaj du am ci élection yi. waaw ñun loolu bàyyi nañu ci xel. parce que xam nañu ni ñii perte nañu élection yi ba pare moo tax ñu ñuy agressé perte nañu élection yi ba pare moo tax ñu ñuy jéem a bundu xataal moo tax ñuy jéem a jënd ay nit xalaat ni suñu jëndee ay nit ñi dana leen indil dara gis nañu loolu indilu leen dara xam nañu lenn rek moo leen dese mooy violence bi ñu tàmbali te ñu ngi fagaru parce que bésu élection yi danañ taxaw temm ngir d'abord élection yi jaar yoon et ça ñu ngi ñaax autorité administrative yi que ñu jaarale yoon lépp muy ci bureau de vote yi ci centre de vote yi ak alentour centre de vote yi ñu bañ a bàyyi terrorisme bi gars yi di jéem parce que li ñu wàccee ci ay nervi à Saint-Louis ëpp na ñeenti téeméer plus de 400 nervis circulent actuellement à Saint-Louis koo ci gis mot na Double Less macha allah wala ëpp na ko loolu nag ñun tiituluñu parce que Ndar dëkk bu civilisé la xam nañu nu ñuy voté te ku nekk yaa ngi sa biir kër te denc nga sa biir xol que kii ngay votel te ñun xam nañu ni ñun la ñuy votel donc danañu sàmm bu baax a baax vote bi formé nañu déjà suñu représentant ci bureau de vote yi ak ci centre de vote yi week-end bi passé ci la ñu leen defal formation léegi jour élection bi aussi danañu am état-major boo xam ni décentralisé ci ay zones yu bare plus suñu état-major général aussi ngir am alerte bi gën a ndaw si su amee benn ñaawteef boo xam ni nar na am ci élection yi te résultat yi aussi danañu ko suivre résultat par résultat en temps réel parce qu'on a mis en place benn logiciel qui va nous permettre d'avoir résultats yi en temps réel et de pouvoir avoir des projections très tôt au moment de clôture du bureau de vote. waaw sa kàddu gu mujj pour doomu Ndar yi lan lay doon. mooy sama mbokk samay xarit maa ngi leen di nuyu di leen feddale suñu taxawaay ngir defar Ndar ngir ànd ak yéen diisoo ñu defar Ndar bi ñu bëgg am ngeen cofeel ci man am naa cofeel ci yéen li koy mottali le 23 janvier
jël leen suñu bulletin ngeen voteel ñu ngir ñu dindi fi ñi nga xam ni xale yi tuddee nañu leen bukki te ñoom ñoo indi tiis ci suñu dëkk ñu ànd ñun ñi suñu biir ñu defaraat suñu Ndar bi nga xam ni ñun ñëpp moom la ñuy xalaat te suñu xel yëpp ci la nekk jërë ngeen jëf. jërëjëf professeur Mary Teuw Niane mais fàttali ne candidat nga ci élection locale pour mairie bu Ndar ànd ak sa coalition ànd ak Mary Teuw Niane liggéeyal Ndar ñu ngi lay sant de gërëm ci interview bi ñoo ñu joxal di leen wax bonne chance rek di wax ne yàlla na yàlla def jàmm ci élection yi jërëjëf. jërëjëf. jërëjëf.